asalaamualeykum sunu mbokku jullit yi asalaamualeykum sunu mbokku taalibe yi asalaamualeykum yéen ñi ngeen xamante ne rek dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy déglu incha allah tey ji dañu bëggoon nag ci dimanche tey bi ñu ñëwaat ak yéen ci li nga xamante ne rek moom mooy Thiéyène xam ngeen ni dimanche bi ñu weesu ñëwoon nañu bu baax ci dëkk boobu nga xamante ni fi la ñu yóbboon Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw bi mu jógee Mauritanie de 1907 à 1912 mu am fa juróomi at yoo xamante ni am na ko ci dëkk boobu nga xamante ni moom mooy Thiéyène nekkoon nee naa leen ci département de Linguère arrondissement de Sagata fi nga xamante ni soriwul Boulal doon leen wax ni Thiéyène nag li tax tubaab yi indi woon fa Serigne Touba doon nañu zone boo xamante ni bu metti la woon doon zone boo xamante ni bu tàng la woon doon zone boo xamante ni amul woon ndox doon zone boo xamante ni bari na ngelaw bari na poussière foofu la ñu indi woon Cheikh Ahmadou Bamba mel na Serigne Touba nag biñ ko indee Thiéyène amoon na fa ñaari dëkk muy Daaru Rahman ak Daaru Xuddoos Daaru Rahman mën nañu jàpp ne ki Serigne Touba doon wax sama mbokk bopp mi ki Serigne Touba daan wax murit bu dëggal bi doomu soxna Faati Issa Diop bi muy maam Thierno Birahim Mbacke borom daaru moom moo sanc dëkk bi nga xamante ni moom mooy Daaru Rahman waaye Daaru Xuddoos Cheikh Ahmadou Bamba moom mooy dëkk bi nga xamante ni moom la sanc doon leen wax ne nag Thiéyène nee naa leen taarix bi rëy na Thiéyène rek doonoon na loo xamante ni histoire la ndaxte xam ngeen ni tubaab bi lii ni ñuy wax visa maanaam di jóge ci réew di dellu ci réewu Europe yi nga xamante ne da ngay laaj visa tubaab yi en fait ñi ngi ko jëkk a def fii nga xamante ne moom mooy Thiéyène parce que xam ngeen ni bi ñu indee sëriñ bi foofu nga xamante ne mooy Thiéyène murid yi dañu fàq di dem ñu leen di dogale ci àll bi di leen dóor ñenn ñu leen di rey ñenn ñu jël seen alal waaye taxul murid yi ànd seen Pastef seen engagement dem di fekk ki nga xamante ne mooy Serigne Touba tubaab bi daan ni solution bi mooy lan solution bi nañu wut li nga xamante ne moom mooy visa bi nag bala ngaa dem ci Thiéngué bala ngaa dem fi nga xamante ne moom mooy Thiéyène da ngay fay sa impôt boo fayee sa impôt sa chef de canton jox la reçu ni fay nga impôt fayal nga sa njaboot ci ngay mën a dem nag Louga dem ci commandant de cercle Louga mu defal la këyit visa pour nga mën a dem seeti Serigne Touba murid yépp nag àndandoo di fay seen impôt tubaab yi daal ni léegi loolu doyul waaye dañuy defaat beneen stratégie maanaam da ngay fay sa impôt da ngay wax délégation bi ñaata lay doon da ngay wax addiya bi ngay yóbbul Serigne Touba ba pare boo demee ñaata fan ngay am foofu nga xamante ne mooy Thiéyène ba pare nag jël seen agent de renseignement yóbbu leen Thiéyène wala ñuy ñëw Thiéyène képp koo xamante ni ñëw na dinañuy bind li nga xamante ni moom nga indil Serigne Touba ñaata fan nga fa def ak zone bi nga jógee léegi loolu li may wax ni nag boo demee ci archive nationale bu Sénégal képp koo xamante ni mas naa ñëw seet si Serigne Touba à Thiéyène sa tur ma nga fa ak ñaata nga indil Serigne Touba donc di confirmer ne Serigne Touba bi dañu amoon ay agent de renseignement yoo xamante ni ñu ngi woon ba Thiéyène di leen renseigner waaye nee naa leen Thiéyène au delà li nga xamante ni Touba bi ci la ñu initier visa au delà ci li nga xamante ni tubaab yi bundu xataal nañu murid yi comme d'ailleurs naar yi ni ñu ko doon def dinañ ñëw ci phase Mauritanie Serigne Touba bi mu nekkee ci Mauritanie am na ay murid yoo xamante ni dañ leen doon dogal seen dagg seen loxo tip dagg seen loxo jël seen alal ba nga xamante ni yooyu yëpp Serigne Touba daan na ko yëg waaye nag incha allah ci phase Mauritanie buñ ci ñëwee dinañ leen jox ay exemple ak ay tur ñoo xamante ne dañu dagg seen loxo tip waaye loolu taxul murid yi seen engagement seen détermination seen bëgg Serigne Touba seen bëgg lu baax continuer leen ñuy dem di seeti Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul donc nag Thiéyène nee naa leen dafa am importance taarix bi foo ko jëlee rek ndax nee naa leen soxna Faati Issa Diop mu nga tëdd foofu soxna Faati Issa Diop rek doyoon na waxtaan ci ñi nga xamante ni ñoo tëdd Thiéyène ak li ñu wax ci lépp li nga xamante ni taarix indi na ko muy soxna si nga xamante ni moo jëkk a gëm wala moo gën a gëm Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul parce que xam ngeen ni tubaab yi bi Serigne Touba nekkee au Gabon ñu ni Serigne bi wàcc na liggéey ñuy xool bu ñu indi woon léegi une fausse information ci communauté bi nan la murid yi réagir xam nga ni mag ñu bari gëmoon nañ ko ba mu des ki nga xamante ne mooy soxna Faati Issa Diop moom nga xamante ni moom moo tëdd Thiéyène moo ni woon Serigne Touba moo ni woon moo may dugal ci bàmmeel te Serigne Touba dugalaguma ci bàmmeel maa ngi ni dund te Serigne Touba lu mu wax dina am effectivement xam ngeen ni Serigne Touba ci gàttal bu ñuy ñëw ci dund soxna Faati Issa Diop waajuru maam Cheikh ki nga xamante ni mooy borom daaru dinañ ci ñëwaat di wax leen nag taarixu soxna soosu xam ngeen ni Serigne Touba keroog bi mu koy denc Thiéyène nee na leen topp ma cosaan topp ma aada su ma toppoon cosaan kii kokki lay dem fanaani fa tey waaye su ma toppoon aussi aada day dem ci wetu deqale ci maam Mor Anta Sali sama waajur wi nga xamante ni moom moo ko doon dee waaye soxna Faati Issa Diop doonoon na koo xamante ni xam ngeen ni waajuram bu góoy mooy Njaga Issa Dieye Diop bi nga xamante ni doomu Ahmadou Fakhuja Diop la di doomu ki nga xamante ni mooy Maxtaar Ndumbe Diop mi sancoon kokki xam nga ni waajuru Njaga Issa Dieye Diop mu Amadou Mokhtar Diop mooy ki nga xamante ni moo defoon la bataille de Palo mooy ki nga xamante ni moom moo xeexoon ak nasaraan yi pour diine l'islam waaye aussi xam ngeen ni Njaga Issa Dieye Diop mi nga xamante ni moo jur soxna Faati Issa Diop doon na koo xamante ni jàmbaaru l'islam la xam ngeen ni xeex na ak Birima Fatma ci bu Fall fi nga xamante ni moom mooy Kayor avant muy dem fi nga xamante ni moom mooy
au Waalo xeex ak waa Waalo taxawal fa l'islam. Ndiaga Issa Dieye Diop moom nga xamante ne moo jur soxna Faty Issa Dieye Diop xam ngeen ni moom ak ki nga xamante ne mooy nu mu tuddati mooy ki nga xamante ne mooy sëriñ bi nga xamante ne moo àndandoo moom Kumba Jombos bi nga xamante ni moom ñi ngi ko rey fi nga xamante ne moom mooy au Waalo exécuté ko en public. donc nag Ndiaga Issa Dieye Diop dinañ ñëw moom itam ci taarixam xam ngeen ni mi ngi mujjee fi nga xamante ne mooy Njum au Fouta moom kooku moo jur soxna Faty Issa Diop waaye aussi soxna Faty Issa Diop xam ngeen ni soxna Absa Mbacke surtout maam Mara Mbacke mooy ki nga xamante ne moom mooy waajuram moom itam mën nañu ñëw ci taarixu li nga xamante ni mooy Maam Mor Anta Sali nan la jëlee ki nga xamante ne mooy soxna Faty Issa Diop parce que li nga xamante ne mi ngi dem kokki di fa wuti li nga xamante ne moom mooy soxna du woon soxna Faty Issa Diop waaye xam ngeen ni bala muy ñëw fekk na ka nga xamante ne moom la wuti woon pour jëlee ko càng bi kooku fekk nañu jox ko keneen ci la kii soxna Absa Mbacke jox ko soxna Faty Issa Diop mi nga xamante ni moom mooy doomam wax ca wax ju rëy ja ba nga xamante ni keroog daal lépp soxna si moo ko def jox ko Maam Mor Anta Sali mu indil ñu ki nga xamante ne mooy Maam Thierno Birahim Mbacke moom mi nga xamante ni moom la Serigne Touba daan wax sama mbokk bopp mi moom mi nga xamante ni moo sës ci man moom mi nga xamante ni mooy murid bu dëggal bi moom mi nga xamante ni moom moo créé plus de 90 villages moom mi nga xamante ni aussi bi nga xamante ni fii bi administration coloniale yi biñ fi nekkee nekk ci ay jafeñ-jafeñ ci di jox ñi nga xamante ni ñoo nekk ci prison yi lekk ki nga xamante ni mooy Maam Thierno Birahim Mbacke moo daan dundal prison yi nga xamante ni mooy Sénégal durant les périodes de crise waaye aussi mooy ki nga xamante ni moom la Serigne Touba dénkoon njabootam gi yëpp bi muy dem ci tukki gi te bi mu ñëwee lépp rafet waaye aussi ci yéen xam ngeen ni fa la waajuru Cheikh Issa Dieng tëdd soxna Mariama Ndiaye Diop moom mi nga xamante ne mooy wéttali soxna Faty Issa Diop tarix yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw dans les détails waaye aussi sunu chronique gu tey bi dañu bëggoon a ñëw di jaale sunu mbokk ñi nga xamante ne ñoo nekk ci l'islam sëñ Bassirou Fall alxuraan di sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall wàcc liggéey barki dem moom mi nga xamante ne moom la ñu dàkkale woon alxuraan moom mi nga xamante ne moom muy sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi ñaan yàlla na dajee leeru yenente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmadou Bamba ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaye aussi xam ngeen ni dañ do bëggoon nag tey ji nag suñu chronique bi ñu ñëw nag tuuti rek ci li nga xamante ne rek moom la ñu gis ci télévision yi mooy li am dans l'entretien du 2 novembre 1920 muy waxtaan bi nga xamante ni benn chercheur benn borom xam-xam boo xamante ni ñu ko tudde Mame Maram Seck def na ko ak ki nga xamante ni mooy Sada Kane waaye nag waxtaan bi ci li nga xamante ni mooy kàllaama dans le discours religieux moom mi nga xamante ni nee na moom lay spécialité parce que jànge na université bu Dakar ba am fa master dem Suisse am fa ñaari at ñëw fii ñu nekk fii ci États-Unis am fi thèse doctorat léegi nag waaye waxtaan bi yépp nag dafa mel ne dafa tourner autour de l'islam te li muy tourner autour de l'islam liñ ci gën a intéressé daf ci jox taarixu ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba di ko dëggal ci yenn propos yi waaye mel na ne bu ñu reconnaître ni Mame Maram Seck ku am xam-xam la ci li nga xamante ne ndax bind na livre wane ne am na xam-xam bind na ko waaye li mu wax yépp dara àndu ci ak dëgg ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul parce que su fekkee dafa ñëw ci li nga xamante ni d'abord mooy suñu maam El Hadji Omar Foutiyou Tall wax ne Omar Foutiyou Tall lépp li nga xamante ni wax nañ ko ci lu bari dafa mel ne waa waasoom ñoom ñoo ko doon yëkkati waaye loolu amul xam nga ni El Hadji Omar Foutiyou Tall bu ñu ñëwee ci taarixam dinañ ko wax koo xamante ni moo tos Fouta Djallon moo toj Mali Ségou Amdallahi ak liggéey bi nga xamante ni moom la defal l'islam loolu du loo xamante ni dëgg la mooy li nga xamante ni aussi El Hadji Omar Foutiyou Tall xam ngeen ni bi muy dem Makka il est allé à la Mecque à l'âge de 23 ans donc détermination engagement am gës l'islam donc li mu wax ci El Hadji Omar Foutiyou Tall aussi ne dafa mel ne bi mu wàccee liggéey dafa am compromis maanaam sëriñ si dañu d'accord ak tubaab yi moo tax ñu ubbi li nga xamante ni mooy jumaa yi dans les villes loolu aussi du dëgg parce que El Hadji Omar Foutiyou Tall mi ngi disparaître dans les Bandiagara en 1864 bi El Hadji Omar Foutiyou Tall duggee dans les balais de Bandiagara ñi fi nekkoon dañoo continuer xeex boobu xanaa moom dafa fàtte ni El Hadji Omar Foutiyou Tall bi mu fi jógee en 1864 léegi xanaa xamul ni amoon Mouhamadou Lamine Dramé xeex na tabaxal l'islam ba nga xamante ne en 1887 tubaab yi doo ko rey waaye aussi xanaa xamul ni ki nga xamante ni mooy Fodé Kaba Doumbouya xeex na ba taxawal l'islam en 1901 ba nga xamante ni Fodé Kaba Doumbouya bi anglais yi ak français yi àndandoo di ko xeex ba ñëw lakk dëkkam xam ngeen ni ba léegi kenn mënu la wax fu ñuy dugal El Hadji ki nga xamante ni mooy Fodé Kaba Doumbouya parce que kooram kenn mësu ko gis kenn xamul fan la nekk donc nag yooyu yëpp muy ñoo xamante ni bien après El Hadji Omar Foutiyou Tall dañoo xeex nag dëgg bi nag mooy l'islam yi nekk ci ville yi ak yi nekk ci campagne bi ñooñu dafa nekk loo xamante ni toolu l'islam moo yaatu képp ku ci nekk fa la sunu borom affecté rek fa ngay nekk suñu maam El Hadji Malick Sy yàlla mi ngi ko affecté ci li nga xamante ni mooy ville yi Cheikh Ahmadou Bamba yàlla mi ngi ko affecté ci li nga xamante ni mooy
toutes les campagnes ak dëkk yi nga xamante ne rek jegewul woon Ndakaaru loolu mooy dëgg ci taarixu islam waaye aussi waxaat na Serigne Touba ci li nga xamante ne mooy conseil privé bi ne conseil privé bi li ñu ne Serigne Touba julli na fa 45 minutes doon na loo xamante ni benn géwal ñu nekkoon ci assistance bi rek ñoom ñoo yëkkati wax jooju waaye Serigne Touba amul fenn fu mu bind ne julli na ci bureau gouverneur 45 minutes waaye ensuite conseil privé amul sax ku fay taxaw conseil privé bu weesoo mute ak gàngooram jullit yi nga xamante ne sax dañu nekkoon membre de droit fekk wu ñu la délibération le procès verbal numéro 1 délibération numéro 16 mooy bu Cheikh Ahmadou Bamba ñoom keroog conseil privé bi daf leen écarté parce que bëgg nañu rek Serigne Touba amul kenn koo xamante ne bu ëllëgee dina layoo ni daal taxawoon na pour dimbali ko Serigne Touba nag julli na ci le 5 septembre 1895 dans le bureau du gouverneur mais li gën a important du durée bi julli bi waaye c'est la décision bëgg l'islam fonk l'islam ba nga xamante ni faratay sunu borom yi wala naafile yi ngay def fu mu la fekk da nga koy def ak koo mën di jàkkaarloo waxaat na aussi li nga xamante ne mooy li nga xamante ni sanc Touba mu ni keroog bi nga xamante ni dañu koy am na sëtu Serigne Touba buy expliquer ne fi nga xamante ni mooy kër Sëñ Saliou mooy fi nga xamante ni sëriñ bi fi la nekkoon gaynde gi daw di dàq li nga xamante ne mooy rab bi ba rab bi ñëw wékku ci Serigne Touba mu ni yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne nit ñi dañu koy wax pour li nga xamante ne buy wane ni Touba doon na dëkk boo xamante ni dëkku yërmande la loolu yëpp du dëgg parce que loolu nga xamante ne mooy gaynde googu ñëwoon foofu nga xamante ni fa la sëriñ bay nekk ba ñëw ba nga xamante ni sëriñ bi ba ko gaynde gi gisee rab bi ñëw wékku ci Serigne Touba gaynde gi dafa jëm l'est rab bi jëm ouest donc loolu du justifié xanaa moom demul sax ci Victor Hugo moom mi nga xamante ni du jullit biñ ko laajee Touba mooy lan mu ni Touba mooy garab googu nga xamante ne nekk na àjjana te fasu naaru góor dina ko daw téeméeri at te du génn ci biir karam loolu mooy Touba te Victor Hugo du jullit di leen wax ne nag léegi d'accord nañu ni nit ñi am nañu xam-xam waaye bu fekkee taarix la xëy na date yi ak ni nga xamante ne noonu la ñuy nettalee histoire mën na différent waaye fondamentalement histoire ni nga xamante ne noonu la nekkee nañu koy waxee noonu moom bu fekkoon ne dafay wax ci kàllaama li nga xamante ni mooy dans le discours religieux ne dem ci sëñ Moussa Ka li mu bind dafa bari sëñ Moussa Ka Serigne Touba moo tax tubaab bi ñu naan Afrique dëkku oralité la man xanaa Afrique bi islam bokku ci parce que Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ak li mu bind suñu maam El Hadji Malick Sy ak li mu bind El Hadji Omar Fouti Tall Arima li mu bind ci vision ci l'islam loolu lépp di loo xamante ni tubaab yi dañ ko teg fële indil ñu loo xamante ni nous sommes dans une société de l'oralité mel na africains yi duñu bind lii na tey moo doon seen chronique incha allah dimanche bi di ñëw dinañu ñëw ci beneen fois ci li nga xamante ni moom mooy Thiène jox leen yenn détails yi di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous incha allah dimanche ci beneen chronique jërë ngeen jëf